aywa am internet Seneweb bu nuyu leen bu baax a baax di leen dalal jàmm ci xibaaru bés bi lu ci gën a fës bokk na si rek ab jàngalekat bàyyi toon toll si ñeent fukk ak juróom-ñett bu violé ab élève am buy def classe bu CM2 ba ñu mujjee fa mbaxane dooni benn. section de recherche bu Saint-Louis sekki na ay jéego gu am solo lool ngir xam dëgg gi ci génn àdduna étudiante UGB bi lee di Seynabou Diallo daal na am ku ñu ci jot teg loxo di ku ko jege loola ab sénégalais bu ñu xamleegul identité. moom moo dund ab agression raciste bu violente ca Bergamo nekkee ci diwaanu Italie ay témoin kàddu yañ ca yëkk yëpp dinañ leen ko jottali ci la jotaayu xibaar. Pape Siré Sall Makhtar Diouf ak Moubarak Mbodj teg nañu leen loxo ba noppi inculpé leen ci lu ñeel enquête bi ci détournement wu lu jege milliard gu am ci diwaanu Sonatel xibaar yi yées yi ca tukkee dinañ leen koo xamalit ca na mu gën a yaatu. danañu wax ci mbirum koor gi bés buñ koy daal dinañu koy xam waa nag association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie ñu naan ko ASPA am na rek kaddu ila ay xibaar ya nga xamante ne nii daal dinañ koy xamle jëm ci fàllu woowee. lu ñeel langue politique gi dinañu ci xuus mu nekk candidat ci présidentielle française 2022 bi Éric Zemmour mayatina boppam riir kaddu ya mu yëkki gàcc ci ndoddu sénégalais yi tax na daal ay plainte yu bëri rek ñu koy xaatim jëmale ci moom moomee ña ca réagir yëpp dinañ leen ko xamal bokk ci ancienne jëwriñ bu njëkk bi lee di Mimi Touré. mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr bokk na ci li ñuy addu ci la jotaayu xibaar rumeur baa ngay circulé ñuy naan doyen des juges bi lee di Oumar Maham Diallo daa dóor mandat d'arrêt ki lee di njiital Pastef bi Ousmane Sonko kaddu leeral daal dina cay jib ci lekk lan moo am dëgg-dëgg ci boobule xibaar nga xamante ne nii ñu ngi koy jot depuis démb ba tey jilee loolee yëpp bi yembee dañ ci toftal xibaaru tàggat yaram gu ñu koy ndar keppe mbokk yi tënk yaa ngoog ngeen taaxilu rek nes tuut gannaaw bàkk bi ñu daal di àndaat ak yéen ci yaatal wi. aywa ni ñu leen ko diggee lañ koy daal di defee bàkk ba jib na dellu di leen nuyu bu baax a baax yéen ñu safoo Seneweb TV ak seneweb.com di ciy taataan bés bu yàlla sàkk seen ay xibaar yu weer te wër. Moustapha Sy di ab jàngalekat ay atam toll si ñeent fukk ak juróom-ñett am ñaari soxna ak ñaari doom daan nañu ko fukki atub réclusion criminelle moom moomee nag ëmbal na élève am bi lee di NKK di def CM2 ca diwaanu Mbàkke tax mu taxaw ca chambre criminelle ngir tontu ci wàllum viol ak détournement de mineur. Moustapha nag nee na tëddul ak élève am boobee ñetti yoon comme nu mu ko xamle benn yoon képp la tëdd ak moom waaye teewul daal procureur ba di Ali Siré Ndiaye ne viol la ci anam gu doy waar te graaw ndax ab rek doomi aadama bu am autorité ci benn victime di koy jàngal moo ko def ba tax na détournement de mineur la dal di sàkku ñaar fukki at ba réclusion criminelle ci moom di daan ga nga xamante ne ni dañu ne dafa sévère lool tax maître Assane Dioma Ndiaye plaidé ne client wam bi jàngalekat bu am rek lu ëpp ñaar fukki atub expérience la utile saa su ne ci société bi même bu dee def na faute tax nañu xool rek nu yoon di doxalee ci ay mbiram waaye teewul daal ñu daan ko fukki atub réclusion criminelle. section de recherche bu Saint-Louis sekki na jéego gu am solo ngir xam lu am dëgg-dëgg ci génnub àddunab étudiante UGB bile di Seynabou Diallo gendarme ya yor nag mbir mi teg nañu loxo suspect bu njëkk bu ñu sukkandikoo ci libération bu biral xibaar bi ku xam te jege lool kile di Seynabou la journal bi nag xuusul ci ay détails ci lu ñeel identité nit ki waaye xamle na ni daal ay indices yu graaw te concordante wane na ni daal am na lu mu def ci faatu ba kile di Seynabou Diallo victime bi nag étudiante la ci fanweer ak benneelu promotion UFR S2 ATA bu UGB la woon mu disparaître ni ki àllarba bi la ñu weesu dañu ko gis mu ñàkk bakkanam ca village bu Ndiawndoune nekkee rek ci juróomi kilomètre université ba muy jàngee Seynabou Diallo tey ci talaata ji la ñu koy denc ca Thiem nekkee foofee ca diwaanu Saint-Louis levée du corps bi ba fukki waxtu jotee ci suba la ñu ko amal yàlla na ko yàlla yërëm. ab sénégalais bu ñu xamlegul identité moo dal di dund ab agression raciste bu violente ca Bergamo nekkee ca réewum Italie attaque bi mi ngi am ajjuma ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars ba 20h weesoo ci ab rue bu nekk ca ville ba ay seede xamle nañu ne ñaari waay ñoo song victime boobee kenn ki tee ko keneen ka di koy dóor boole ko ki ay saaga yu ñaaw loola ba ñu ko méttitalee dóor ko dóor yu métti la ñu ko fa wëcc moom sénégalais ba mu tëdd ca trottoir ba deret ga wër ko bu ñu
sukkandikoo ci les échos agresseurs ya ay militants fascistes lañu bu groupuscule néo-fasciste Casa Pound di ab parti politique nationaliste révolutionnaire et néo-fasciste ñu sos ko atub 2003. mu nekk maçon katal daa accro ci jëfandikoo yamba moom moomee dafay jëfandikoo drogue bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom ngir nekk ci forme mu dëkk ca Kër Massar bu ñu sukkandikoo ci las moom moomee daal dinay am ñàkk ba chance rek daanu ci ab patrouille police ca HLM Patte d'Oie takk der ya fekk nañu ci moom ko wax ne yamba bu mu da koo jënd ci benn jaaykat ngir la mu jëfandikoo naka noonee la ko takk deru brigade de recherche yooyu daal di yóbboo ca police bu Grand Yoff ñu placé ko en garde à vue katal dinañu ko déféré parquet ngir yor rek yamba gu mu ne daf koy jëfandikoo. Pape Siré Sall Makhtar Diouf ak Moubarak Mbodj teg nañu leen loxo ba noppi inculpé leen ci lu ñeel enquête bi ci détournement wu lu jege milliard gu am ca diwaanu Sonatel ñaar ñu ma njëkk lim placé nañu leen ba noppi sous contrôle judiciaire ñetteel gi bénéficié wa retour de parquet tey ci talaata ji la ñu yàddu ci mbiram libération bu dikkaat ci mbir mi xam le ne ni Pape Siré Sall la ñu soupçonné ni moom moo doon dal jox faux NINEA yu waral opération frauduleuse yi Moubarak Mbodj moom moo doon def faux cachet yi ci waxtu bu Makhtar Diouf nekkee ci ay compte fictifu client utilisé yi jamono ji nag Ramatoulaye Sy ak Stéphanie Bokandé képp ñoo nekk ci kaso gi ingénieur commercial ak agent commercial ci agence boulevard de la République bu Sonatel dañu leen placé sous mandat de dépôt jula yi leen nag di Saliou Faye ak Mohamed Lamine Gueye yu ñuy toppee recel ñoo ngi ci contrôle judiciaire ñoom ñoo ñëpp nag ñoo ngi impliqué ci mbirum détournement wu téléphone yu bakkane yu Sonatel doon jagleel ay client woom la ñu fa dóor nag ñoo ngi ko xayma ci 996 millions 843 mille 962 francs CFA. ba tey ngeen di teewlu xibaaru bés bi file ci Seneweb koor gi di bér guy ñëw war a yemook ñetti fan ci weeru avril atub 2022 la ñu koy door association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie ñu naan ko ASPA ci gàttal joxe na ay xibaar yu jëm ci fàllu woowee ci ab communiqué bu ñu daal di xaatim ASPA xamle na ni weer wi dina génn àjjuma benn fan ci weeru avril tëdd bu 19h45 jotee di daanaka ñaar fukki simili ak ñett gannaaw jant bi ak 0,42% wu surface éclairée ngir fukki waxtook ñetti âge bët du ko mën a gis ci Sénégal ca ëllëg sa di gaaw nag gët dina ko mën a gis jaxran bu ko defee koor gi dinañu ko wum di beer ñetti fan ci weeru avril. ma xuus ci langue politique gi comme ni ma leen ko xamle woon ci rek ndorteel li mu nekk candidat ci présidentielle française 2022 bi Éric Zemmour mayati na boppam riir ñoo ngi gàcc ay plainte ci ndoddam gannaaw sorti ga mu def ci campagne électorale am gi naka noonee maison des potes ci intermédiaire président wam engagé na xeex gi ci wàllum yoon président wu maison des potes sax dina déposer plainte di ab rek association droit français buy xeex discrimination haine ak rek wàllum antisémitisme délégué général fédération des maisons des potes bu ëmb lu tollook ñetti téeméeri association ca diwaanu France tamit di Samuel Thomas jël na maître Ousseynou Babou avocat au barreau de Paris waaye itam docteur en droit ngir daal mu assurer seeni intérêt ngir yóbbu Éric Zemmour ca kanam tribunal correctionnel ngir diffamation ak incitation à la haine jëmale ci ab groupe doomu aadama ngir fa ñu bokk maître Babou xaatimoon na ay plainte jëmale ci provocateur boobee ay at yi ñu weesu gannaaw ñoom ambassadeuru Sénégal tamit ca diwaan France di rek Maguette Seye fas yéene na déposé moom it ab plainte jëmale ci kile di Éric Zemmour. ba tey ci mbir mi ni mel candidat wu extrême droite bi Éric Zemmour dafa xamle woon ni délinquant yi wa ila délinquant étranger yi ña ca ëpp ay sénégalais lañu te dinañu leen buub ñoom ñëpp delloo si leen seen réew di Sénégal bu ñu ko falee njiital réew ba France kàddoom yooyee nag métti na lool ancienne jëwrin bu njëkk bile di Aminata Touré ñu gën koo xam ci turu ba Mimi Touré ci Twitter nag moom Mimi Touré la xam leen ni daal dañoo war a topp kii di Éric Zemmour ak ñu mel ni moom ñëpp ca tribunaux ya nekk ca diwaanu France ngir wàllum racisme bi la nga xam ne kenn mënu ko toléré mën fee rek jeex ba abadan maître Assane Dioma Ndiaye tamit xamle na ni day plainte jëmale moom it ci kii di Éric Zemmour ngir wàllum injure ak diffamation
ba muy àddu ci kàddu yu Éric Zemmour yëkki ci sénégalais yi Pastef ak leaderam di Ousmane Sonko dañu exigé woon ngir ñu convoqué ambassadeur France file ci Sénégal ak ab protestation officielle état bu Sénégal position boobee nag neexul benn yoon taskatu xabaar waaye itam patron presse bile di Madiambal Diagne way laa giseewul ni ni mel ci Twitter la dikkee ci sortie yu bëri yu Ousmane Sonko def contre français yi te France protesté wuñu la mu xamle moo di Ousmane Sonko dafa bëggoon ab protestation officielle Sénégal ca France gannaaw kàddu yu Éric Zemmour dal di yëkki laata muy naan ndax France mës na protesté ci Sénégal ngir kàddu yu Ousmane Sonko ak Pastef di yëkki jëmale ca seen réew def leen seeni classe mu xamle ko. noonu laay xuusee ci mbirum Ousmane Sonko bi ak kile di Adji Sarr rumeur baa ngi circulé ñuy naan doyen des juges bile di Oumar Maham Diallo daa door mandat d'arrêt kile di Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci commentaire yi décision bile dara waralu ko lu dul njiital Pastef bi lu mu violé ay conditions contrôle judiciaire am bi ndax signé wul ajuma bu mujj ci weer wile li ni mel nag dara amu ca bu ñu sukkandikoo ci ay sources judiciaires yu ne doyen des juges d'instruction bile di Oumar Maham Diallo doorul mandat d'arrêt kile di Ousmane Sonko wuuteeg nañu koy xamle Sonko nekkul ci ku mandat d'amener ngir rek demloo ko ci cabinet àttekat bi rawatina mandat d'arrêt bu ñu koy yóbboo directement kaso bu ñu ko tegee loxo daanaka daal loolee yëpp dara amu ca wuuteeg rumeur bi nga xamante ne ni jib na depuis démb doon lu yëkkati xolu ay rek ndawub Ousmane Sonko yi laa ñaf ca fare foofee ca Pastef ñu bëri noonu lay xuusee ci xibaaru tàggat yaram Sénégal tey ci talaata ji lay joué deuxième manche qualification yi ngir mondial bi di ci dajeek Égypte bu ko dóor rek ci manche bu njëkk bi benn bal ci dara ca stade Maître Abdoulaye Wade nag supporters sénégalais yi dañoo xëy fajarteel daal di fay riirari donte match ba 17h la am na sax ñu fa dal di fanaan bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot nañu riirali jee nag ca bërëb googee sabab na sax ay embouteillage ci autoroute à péage bi ci boy dem foofee ca diwaanu Diamniadio bu ñenn ñi taamoo jël ndamar ñeneen ña train express régional ba la ñu dal di dëkk jël sénégalais yaa ngi ran ci différentes gares ya ak benn objectif képp di pousser gaynde yi ngir ñu am ndam ci kaw Égypte ñenn ñi dañoo ne ñeet nekk ne dañuy dugg ci stade ba te amuñu ay ticket ak i ay lacrymogène sax jot fa jib ngir rek wasaare ndaw ya nga xamante ne ni ñoo ngi fa fees dell ñu mer ba futt ay supporters sénégalais dañoo jubali ca fédération sénégalaise di CAS dal di ne daal dañoo bëgg a dem stade te amuñu ay billet point de vente gu ñu dem daal ñu yebal leen ca ba ca des te am na ñu yor billet ya di koy jaayee ca bunte stade ba bu 3000 ba ñu koy jaayee 17000 te égyptien yi match aller ba Sall da leen ne yéen ñëpp soxla naa leen ci stade bi kenn jëndul billet te Sall gënu la gore Sadio Mané te bëgguñoo seetaane match bi ci télévision ay sénégalais lañu nangu nañu sax jëndee junne yooyu les billets waaye nag daw nañu ba sonn fu ñu dem ñu yebal leen feneen te nee nañu nag gën caa métti ñoo fédération sénégalaise de football ñu ne leen billet amu fi mu ngi mel ni dem Touba ñu ne rek mu di amu fa di rek mer ga nga xamante ne ni ñu ngi ko guuxoon daal di koy gokki ñoom ndaw yi di supporter sénégalais yi mu ngoog fii laa yem ak yéen tey ci xibaaru bés bi jaajëfal leen ci ànd bi safoo beeg kóolute gi di leen dig daje ba ëllëg ak jàmm ak yeneen i xibaar.